jàngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës nañ am ne day faram-fàcce ko am njàng amul ca faculté des sciences ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mboolem délégué yi Cheikh faculté boobu la ñoo boole joxante loxo daal di créé lu ci toll ak ñaari fan yàlla yoo xam ne nii daanaka duñ ko jàng muri am yoon yi dàbbal su fekkente ni nguur gi mu ngi wéy di leen tànqablu ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam moom lañ ci indi askan wa dëkkee ca Finkon ca Bargny kontaan nañu dañoo boole ñoom ñu wàcc ci mbedd mi boole ko takkaay sagar yu xonk ci di ñaawlu ñàkk ndox mi ñuy dund ci biir xibaar tam daañ ci dellu siwaat njuróo fi mu soxal élection présidentielle ñu doon amal fële ci Guinée Conakry tendance yi dafa joxe ne Cellou Dalein Diallo moo jiitu ak doole Alpha Condé topp ci Karim Diakhaté dab taskatu xibaar doole ki gëstu ci lépp lu xew ci fële ci Guinée ne xel mën naa tey ci Alpha Condé ndax dëkk yu njàppoon ne fa la ëpp doole yu si bët daanaka ñàkk na ko ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam moom la ci indi bon mbokk yi lii buñ ci boole xibaaru bitim réew yi teg ci xibaar tàggat yaram yi Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ si àndal sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum asalaam Seydina Omar Ba. ana lu gën a fës tey. waaw tey nag dañuy dem Europe. Europe ci championnat yi fa xam ne moom moo fa amoon dégg nga kon nag ñu ñëw ci rek ci championnat bu nekk. wax li fa xewoon ci week-end bi. kon loolu incha allah rabi ci kanam tuuti lañ koy fas yéene yàqal yi daañ ci teg li ci yéenekaay yi jeexale ko ganu kër gi Malick Fall lañ ci dalal laaj fas yéene tukkee ci ki nga xam ne ni moom moo di Pierre Edouard Faye bon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. bismillah ci xibaar yi am njàng amul fële ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fële ca fac science mboolem délégué yi seq faculté boobu la ñoo boole joxante loxo daal di créé lu ci tolloo ko ñaari fan yàlla yoo xam daanaka duñu ko jàng muy lu ñu am yéene dàbbale su fekkente ne nguur gi mi ngi wéy di leen tànqablu bokk na ci anam yu métti ñu nekkee ci seen faculté ba ak situation ndong yi nga xam ñooy def master 1 Idrissa Ndiaye mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. dañ leen fee woo pour benn point de presse boobu noonu lan moo ko waral mooy les 52 délégués yi nga xam ne ñoom ñooy représenté 15 000 étudiants en faculté des sciences yi dañoo xëy décréter 48 heures de grève à compter aujourd'hui ak suba lan moo waral loolu ndax dañoo def benn assemblée de délégués le mardi 13 octobre passé ñu souligner problème yu bëri yi nga xam ni moom mooy tax njàng meeg njàngale mi fii ci fac science mu dox ca na mu bëggee ci problème yooyu nag souligner leen problème mu master 1 bi nga xam ni ñoom seen résultats yi ba tey amuñu ko. et que seen résultats yi ñoom bu ñu ko amul mën a avancé licence 3 bi bu ñëwee duñu am fu ñu jëm ci loolu souligné nañu aussi problème mu environnement faculté des sciences comme ni ngeen ko gisee c'est déplorable ndax université bu saltee nii bu tilimee nii amul ci université Cheikh Anta Diop. ci loolu ba tey déposé nañ ay projet ak ay programmes yu bari au niveau suñu administration wu fac pour que ñu mën ko mettre en place pour que njàng meeg njàngale mi dox ci fii ci faculté bi mais dafa mel ni suñu administration à savoir suñu doyen monsieur Sidibé ak suñu CSA. ñoom faalewuñu suñu projet maanaam joxuñu respect njiitu étudiants yi fii ci faculté des sciences ci loolu nag ñu déposé benn préavis de grève le 16 octobre passé pour informer leen de la situation désastreuse bi nga xam ne ñun ñu ngi koy dund au niveau de cette faculté ba tey réagir ñu maanaam waxuñu dara ci suñuy bëgg-bëgg ci suñuy problème moo tax tey ñu xëy décréter grève bu 48 heures commencé ko tey su fekkee autorité compétente yi à savoir damay commencer ci président de la république son excellence monsieur Macky Sall jaar ci ministre de l'enseignement supérieur doog a ñëw ci recteur doog a jaar ci doyen ak assesseur su fekkee ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy les autorités yi nga xam ne ñoo compétent pour régler problème bi ñëwuñu indi ay saafara foog naa ne ñun dañuy passer ci vitesse supérieure te xam ngeen étudiant lan mooy vitesse supérieure. mu nga wax loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di Idrissa Ndiaye wax naa ko sànq ci bopp xibaar askan wu dëkkee fële ca Finkon di benn dëkk boo xam ni ma nga nekkee fële ci diwaanu Bargny dañoo booloo ñoom ñu wàcc ci mbedd mi boole ko takk ay sagar yu xonk ci di ñawal lu ay ñàkkum ndox mi nga xam ne ñuy dëkk dindu ci seen gox boobulee Abdoulaye Diouf moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. ndox mi nag wax dëgg yàlla moo courant bi la ñu waxoon mais ba fi ñuy waxee nii lu ñu xam rek wax nañ ko lu ñu xam dox nañ ko waaye yàllaa ngi dogal ba léegi loolu sottiwul boo fi rootoon tey 20 bidon yu 20 litres am na ci kër yoo xam ne benn journée ñaari journée mënu ko def ak moom day jeex. ci benn robinet public fële la ñuy dem bu dee ndox mu ñu naan foofu lañ koy jëlee bu dul loolu ci ndoxu teen yi la ñuy jël pour mën a fóot pour def yenn parce que dafa metti fi mu nekk nii ku ne xam na ni feebar dafa doy waar tey ndoxu teen yi te defuñu ci liñ ci war a def ku ne xam na ni mën na andi jàngoro bu ne
Sococim aussi mu ngi fii ci suñu wet ku waxal yàlla xam ni tey metti na lool da ngay tabax muy xar rek te li ko andi mooy miin yooyu ngay dégg. lu metti loo xam ni amuñu fu ñu ko jooytoo le maire wax nañ ko ay yoon ñuy tàllalaat suñu loxo monsieur le président comme ni mu ñu bette woon mu yebal fi nit ndaw kooka ñëw def ci ay jéego ba wax dëgg yàlla ñu mën a teg suñu baaraam ci ni électricité bi ñëw na mu des nag ndox loola tam mooy li nga xam ne moo ñu gën a yiteel muy ndox parce que moom ngay defal lépp ñuy ñaan nag loolu ñu dimbali ñu ci taxaw ñu ci daal ba suñu jigéen ñi coono yi ñuy jànkuwanteel loolu mu mën a dakk. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di Abdoulaye Diouf. askanu Mboro jàpp nangal ma kenn desul du góor du jigéen mag du ndaw ñoom ñëpp ñoo mas wàcc ci mbedd mi gàlloo ay sagar yu xonko cur di ñëwee sàkku ci waa Ocatek ñu abal leen. askanu Mboro jàpp ndangal ma ne bés ni ki tey dootuñu fay benn facture file nguur gi dafa wax ci seen i tawat lu jëm ci élément bi daañu si def incha allah rabbi ci suñu yeneen i jotaayu xibaar waa mouvement Frappe Dégage lëkkaloog waa mouvement Y'en a marre fas yéene dooleel askan nga xam ñoo dëkkee fële ca Daaru Salaam extension ci Kër Massar gannaaw ba Abdoulaye Dia mi njiital seen i ko taxawee ñu dafay daaneel seen kër yi ndax suuf si suufam la dàqu ñu nag wàccaat ci mbedd mi amal ab doxum ñaxtu ngir sàkku ñu jëlee Abdou Karim Fofana ci bopp ministère bi nga xam moom lañ ko dénk am ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo. koo jox kayit woo xam ne dañ koo tuddee goros may ko sañ mu ñëw fekk si ñu fii fu ñu dëkk ñu fas yéene toj suñuy kër. ñu lay wax monsieur le ministre cey waay bala ngaa waxati deel gëstu bala ngaa waxati nay leer te yow mii bu la Macky Sall di déglu yow dëkk bi ci mbirum suuf la ñuy dee. président Abdoulaye Wade fu ñu toll dañ koy wax dañu ne comme moom moo jaay. te mi ngi dund dañoo bëgg moom it wax dëgg yàlla mu leeral ñu ñoo ngi marché nag ñoo ngi yëgal ñëpp nag ñu teew ci marché bi jeudi ñoo ngi koy déparé station tali bu mag jëm ci ancienne bâtisse su tribunal bu Pikine ba ñuy woo ñëpp nag ñu ñëw jàppale sañu ci xeex bi bala ñu ñoo toroxal. seen délibération ay kilifa ñoo ko signé la commune est un démembrement de l'État le sous-préfet est un représentant de l'État donc état bi war na am kersa lii am. Abdoulaye Dia moo ñu fa yóbbu defe naa ne que état du Sénégal la ñu waroon yóbbu tribunal pour complicité fonctionnaire yi nga xam ne ñu ngi dund ci suñu ñàkk ak suñu deret ak suñu rongañ mais ñooñu foog ñu wax ci lan moo tax 2004 2005 2006 ak li ci teg ñuy signé ay këyit ma ne ki nekk au banc des accusés état du Sénégal la. notre exigence d'appeler à la démission du président du ministre Abdou Karim Fofana kër yi nga xam ne dañ leen démolir njaboot yi nga xam ne dañ leen déguerpir mais loolu bokk na ci li dooleel Barça wala Barsax bi. te Guy wax na ko léegi mais comment se fait-il que ay mairie des structures de l'État ñooy signé kayit yi ñoo koy joxe quelque temps après benn privé taxawaat ne man maa moom lépp. bu demee tribunal jox ko dëgg franchement am na lu ci doy waar. réseau di kuréel gi ëmb CDS ya nekkee fële ci district sanitaire bu diwaanu Louga ña ngay yëglu ñoom itam seen kàddu la yëkkati ñuy sàkku ci waa couverture maladie universelle ñu fay seen xaalis bi ñu leen amel mu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaari millions ci suñu koppar poste de santé yi nekkee ci diwaanu Louga bu ñu defu ndànk daañu tëj seen i bunt ndax koppar yi nga xam ne nii daanaka ñàkk nañ ko dañuy dem ci diwaanu Louga fekk fa Omar Kayre. fukki poste de santé ak juróom yi nekk ci district sanitaire bu Louga ay bor moo leen sonal tey jii sax dem nañu ba fay personnel communautaire bi dafa leen a jafe seetlu bi ki ko def moo di réseau bi nga xam ne moo ëmb CDS yi nga xam ne ñoo bokk ci district sanitaire bu Louga. tey si tey poste boo dem ameel na bor PRA poste boo dem ameel na bor district sanitaire ñi nga xamante dañoo waroon am xaalis pour motiver seen ASC amuñu ko. couverture maladie universelle moom nañu joxoñ baaraam ci jafe-jafe yi nga xam ne poste de santé yi nekk ci département bi ñoo ngi koy jànkonteel bu ñu sukkandikoo ci Ndiak Fall bokk ci réseau CDS yi nekk ci Louga CMU dafa lànk ne du leen fay 71 millions yi nga xam ne moom la leen yoreel ci diggante 2017 ba 2019. 110 millions 731 015 francs moom la CMU war a jox la région de Louga pour le district de Louga moom war na cee am 7 474 392 ñu ni loolu jaaduwul ndax facture bi nga xamante ni moom la CMU nangu ñoom ñi nga amee district Louga 71 millions. ñii nag diggante 71 millions ak 7 millions dafa am fossé bu rëy ñu laaj leen lan moo tax bi ñu leen laajee lan moo tax amul lu dëgër loo xamante ni teg nañ ko suñu loxo
lu dul problème Covid lu dul mooy am na ay jamono ñëwoon nañ def ay contrôle wala ay supervision ci yenn postes yi gisoon nañ ci ay anomalie boru 2017 boru 2018 boru 2019 nga bàyyi ba 2020 doog a ñëw naan gisoon naa ay anomalie ci yenn postes ñun loolu duñ ci dugg. réseau CDS yi nekk ci district bu Louga doon amal nag ab réunion de coordination ci commune bu Mbédiène di xamal askan wi ne lii nga xam ne moom nañuy dund mën naa indi ay jeexital ci ni nga xam ne noonu nañu war a jëlee en charge wér-gi-yaramu population yi. ku ci ñëw ci poste de santé indi xale boo xamante ni dafa war a faju xale bu amagul juróomi at suñu la waxee ni garab manqué na bul ko jiñ kenn parce que semi moom moo fayul lu mën a tax poste de santé yi mën a am garab. ASC yi nga xam ne ñoo nekk ci poste de santé yi ak matron yeeg yooyu ñi nga xamante ni bàyyi noonu ak ñi découragé ñu xamante ni du ICP bu du sage-femme du médecin ba mais semi la parce que su semi fayoon kenn ku ci nekk la nga waroon a am ci motivation da nga ko am. réseau CDS bi nekk ci Louga nag mi ngi woo autorité compétente yi ngir semi fay leen ko bu ko defee poste de santé yi nekk ci district bu Louga mën a noyyiwaat bu baax. Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm Seydi Gassama ma ngay fësal xiina mi léegi mu am jëmale ko Sénégal bi nga xam ne ni tànnati nañ ko boole ko ci conseil des droits de l'homme moom njiital am na Sénégal ne balaa nga ne naam da nga fay nekk te lu waaye di wuyoo da koy niru Sénégal donte le tànn nañ ko waaye mësta wàccoo ko digle yi nga xam mooy bàyyi ko ci conseil boobulee Seydi Gassama ñu teewlu ko ci téléphone soxna Mamou Diaby Gassama. Sénégal dañ ko falaat conseil des droits de l'homme muy kuréel boo xam ne ñeent fukki réew ak juróom-ñaar ci àdduna ñoom ñi ko constitué ci li nga xam ne pratiquement mot na ñaar téeméeri réew ci àdduna kon ndam la waaye ndam boobu nag dafa am responsabilité yi ñu àndal responsabilité yi mooy kuñ ci fal rek da nga war a jëlee engagement pour que sa biir réew nga doxalin bu rafet ci wàllu ak yërëb doomu aadama malheureusement Sénégal bii mooy ñetteel yoon bi ñu koy fale ci conseil des droits de l'homme ñetti at yu mujj yi nga xam ne dafoo ko foofu Sénégal lu mu wonee maanaam doyul xel parce que ci ñetti at yu mujj yi gis nañ ci activistes yu bëri yoo xam ne ñu ngi doon dox ñaxtu yoruñu xeer yoruñu jaas yoruñu fetal ñu jàppaleen tëj leen ci biir kaso gis nañ fi doon ci biir réew mi ñu bëri ñoo xam ne takk dee dañ leen teg loxo yóbbu leen commissaire de brigade gendarmerie ñekk fa seen bakkan gis nañ fi cas yu bëri yoo xam ne ay citoyens dañ leen arrêté tëj leen ci biir kaso ñu ngi doon ay leader politique yoo xam ne seeni procès atte bi ñu leen atte tribunal bi nga xam ne moom ëmb dëkk sowu-jant Afrique daf ko ŋañee conseil des droits de l'homme bu Nations Unies daf ko ŋañee waaye loolu taxul état Sénégal jéem a appliqué li nga xam ne moom lañ ko recommandé soo ci boole mbirum xay taalibe yi nga xam ne ay junni ñu ngi ci tat yi yéen waan fajar ba jant soo mënuñu wax ne Sénégal n'est-ce pas won na kanam bi nga xam ne kanam bu rafet la ci wàllu ak yërëb doomu aadama kon ñu ngi koy exhorté mais suñu ko félicité ba dañ koy exhorté maanaam ñaax ko pour que ñetti at yi ñëw mu wane kanam boo xam ne dina méngu kanam bu état boo conseil des droits de l'homme ñu dellu wax ci njurée fi nga xam ne moom la ñu tukkee ci élection présidentielle yi ñu amal fële ca Guinée Conakry tendance yi nag dafa joxe ne Serigne daal leen jàll kon bu ñu defu ndànk dina gàddu élection yi lee Karim Diakhaté daf taskatu xibaar doon koy gëstu ci lépp lu jëm ci lay xew fële ci Guinée na xel daal mën naa tey ci Alpha Condé ndax dëkk yi jàppoon ne fa la ëpp doole yëpp dëkk yooyu fu mu toll nii ñàkk na ko Karim Diakhaté ñu teewlu ko ci téléphone soxna Safiatou Cissé. élection démb 18 octobre Guinée en fait benn résultat rek la amoon mooy wax ndax waaw wala déet troisième mandat bi président Alpha Condé doon bëbët ndax dañ ko ci ànd ou non alors ci li ñu gis nag ci première tendance yi wax nañu ci bastion yu bëri yu Alpha Condé yaakaaroon ne dina fa gagné soit dañ ko fa gagné wala bokk mu nekk fa di mbaggoog mbagg yenn leaders yi fu mel ne Kankan nga xam ne moom bastion la woon Ousmane Kaba bu PADES remporté ko te Selou aussi nekk fa troisième fu mel ne Basse Guinée Abdou Kabéré Camara remporté ko également te foofu aussi nekkoon na milieu boo xam ne souci yi la te ñooñu daan dimbale Alpha Condé donc ci biir loolu nag la nit ñi yaakaar ne Alpha Condé dooleem wàññeeku na élection yi démb bi muy déroulé wu wax dëgg yàlla ci jàmm la amee dégguñu fa ay xiiroo ŋaayoo xeex ak yooyu amu fa woon donc comme nit ñi wote nañ ci jàmm dañuy yaakaar ne lépp dina continuer ci jàmm mais ci loolu sax démb gis naa Cellou Dalein Diallo président wu UFDG génn wax ni militant mi nañu toog daal déglu ànd ak dal ba lépp jaar ci yoon dégg naa ko ñu ne diplomate yi am na effectivement ñu jël position boobu loolu nag man mënuma ko dëggal waaye lu wóor ba wóor mooy diplomate yi fu ñu toll nii heure bi ñuy wax ni lépp li fa xew ci mbiru élection bi xam nañ ko pendant li ñu naan tendance lourde yi am nañ fu ñu toll nii mën nañ la wax ne à peu près kii gagné na wala kii jiitu na wala ñii ñooy dem deuxième tour bu dee nar na am ci kaw loolu nag ndax wax nañu Alpha Condé mu tenir compte du résultat lu mën a am la te bu amee aussi je sais que le professeur Alpha Condé ak ni ko nit ñi xamee comme dafa doon wax ne dafa doon xeex ci démocratie mënul def leneen lu loolu. naka nga gisee kàddu waa CENI ñoom ñi fësal ay manquement
ci processus électoral bi. waaw seeni nag mbiram dafa doy waar parce que ñoom ñoo war a organiser élection yi te gis nañ ne bërki dem ba biñ ne suba la élection yi dañu xiire woon seen biir ba ñenn ci ñoom génn wax ne d'accord ñu ci li président wu CENI bi décidé ne yenn procès verbaux yeeg yooyu duñ ko jox délégué parti yi ba indi woon daal ay xéeroo seen diggante ci kaw loolu nag président CENI bi génnaat léegi di wax ne processus bi daal ñoom ànduñu ci ak yooyu dafay doy waar parce que dina indi daal jaxasoo ci xelu nit ñi donc nañu ñaan rek nañu continuer ci loolu ba résultat yi génn daal ku ñuy gagné mu xam ne gagné nañ ko ci gagné aussi yàlla jox ko mu yore mbir mi jaama daal ñëw. mu waral day kàddu yoo xam ne nii ñoo ngi ko nangoo ci kii di Karim Diakhaté mbokk yi sax ci foofu la ci la ñuy tàbbis ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Fatou Bintou Diouf. ci jamono ji nga xam ne ñoo ngay xaarandi jure fi ya tukkee ci jile nag élection ca Guinée nag askan wi daal dinañ nag si jamono ji tàmbale yi sax ku ca nekk di jiital candidat wa ci yile nag élection ca dibeer bile waaye nag si jamono ji ngir mën a defal askan wi waaye tamit bañ benn fitna daal di yëkkateku ci yile nag élection seeni daal di nag fësal ab communiqué bile yi nag ñu daal di cee xaatim moom lu muy sàqu moo di ñu ànd ak dal ndax kenn ak kot moom moo mën a joxe nag résultat yi moom di CENI daal di xamle yi tamit fii ak ñetti fan la ñuy daal di fësal jureef yi daal di tukkee ci yile nag élection muy artu ak i dankaafu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy way politique yi sekkoon yile nag élection ñu ànd ak i dal ndax moom kot moom mooy joxe dogal bu mujj. ñu daal di wutali ci beneen élection bi la yoon nag ca Côte d'Ivoire mu mel ni boggi wante ci wàllu nag xeet daal dina fës lool ci campagne électorale muy ci kujje politique bi wala sax ci pouvoir bi daanaka lu toll ci ñaari doomi aadama daal dina ñoo faat gannaaw kujje politique bi ak i sax pouvoir bi daal di nag laalante ci ab gox bu ñu ne añi foofee nag ñu gis ni kujje politique bi moom moo ci daal di fës waaye ci beneen i gox nga xam ne ab Douala bëri na nag ñoo xam ne kujje politique bi moom nañ fa jàppali tànk li ni mel nag daal di indi ay fitna waaye bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci wàllu nag politique jàpp nañ lay xew ci jamono ji ci Côte d'Ivoire jëm ci kay yooyu les campagne électorale buñ ci tegul benn yoon seenu tànk dana yee nag ab fitna boo xam ne amoon na ci atum 2010 jàpp 2011 ci biir réew mi. ñu jeexalee xibaaru bi ci réew yi ak élection tànneefu njiite réew ca Bolivie si jamono ji nag gannaaw ba élection yi daal di am ci dibeer bi ki nga xam ne nag moom mooy Luis Arce si jamono ji moom ma ngay yuuxoo ak i saraxolle ni moom moo jël raw gàddu gi si jamono ji waaye nag ña nga xam ne nag ñoom ñooy saytu lépp lu ñeel wàllu élection ci biir réew mu ne Bolivie ñoom it nag ñoo ngay artu ak i dànkaafu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di candidat yi ñu ànd ak i dal ak i tey ndax la xewoon nag ba nga xam ne ata ngi nii ñu daal di déjjati ki nga xam ne mooy Evo Morales loolee nag la ñuy bañ mu daal di nag walangaan ba ci élection yile loolee tax nag si jamono ji ñoom ci juróof yi nga xam ne daal di nañ ko fësal di résultat provisoire daal di nañ xam ne ni moom Luis Arce moom moo daal di jël raw gàddu gi naka noonee sax ki nga xam ne nag mooy njiital réew intérim di Janine Agnès daal di nag félicité naataangoowam ci Twitter waaye nag ma ngi koy xamal yi moom it mu ànd ak dal ba ñi nga xam ne nag ñoom daanaka si jamono ji ñoom la ñu dénk ngir ñu fësal yi les résultats ñu daal di confirmer li nga xam ne nag moom mooy résultat officiel yi mooy xibaar tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis seen Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum asalaam Seydina Omar Ba. football bi maanaam sport tey ji mu ngi gën a fës ci wàllu bitim réew. waaw dëgg la. championnat bu Angleterre lañ koy tàmbalee. waaw foofu nag championnat d'Angleterre match bi nga xam ne moom moo ci gënoon fës moo ci nekkoon choc bi mooy li nga xam ne kii nga xam ne moo nekk ci bopp raw gàddu gi di Everton moo doon dalal champion en titre bi Liverpool match bi nag dañoo mujjee témboo. ku nekk dugal na ñaari bal amoon na fa sax benn but boo xam ne am na ca dernière minute yi waaye VAR bi da ko bañ ba tax na waaye nag Liverpool daf ci maanaam ñàkk benn joueur am bu am solo ñu koy naan Van Dijk seen arrière central boobu gaañu na boo moytu dina toog 8 mois du jouer dégg nga kooku boo moytul rek balaa muy jouer moom dina yàgg lool. waaw 8 mois moom bare na. waaw boo moytu ay mois de mai ci fin ba yooyu lay jouer. dégg nga. ba kii nag waaye nag résultat yi ñu xoolandoo ko gis nga Manchester United yeewu na dem na fekki Newcastle doo ko 4 bal ci dara waaye nag match bi nga xam ne moo ci ëpp bi mooy Tottenham ak West Ham match boobule booy xoolaat tamit 3-3 la Tottenham moo mën a premier mi-temps 3-0
West Ham fekk ko foofu égaliser Chelsea tamit ak Southampton match bi noonu la mais tey jii lay jeex Leeds United bu juróom-ñaari waxtu jotee mooy day jàkk Wolverhampton West Bromwich bu si kanamee bu ñeenti waxtu ak genn wàll jotee mooy dalal Burnley. loolu yi mu ngi soxal Angleterre bu ñu jógee kon ci Angleterre dañu dem ba fële ci Espagne. Seydina Omar Ba loo xam ne est-ce que sax mës na am Espagne est-ce que ñu bëri ñu ngi laaj di xool ndax lii amoon Espagne ndax mës na am mooy ñaari équipe yëpp ñaari favori yi ñu dóor leen 1-0 dóor leen 1-0 ci même journée bi Real moo ubbi kii nga xam ne ñu xool résultat yi Cadiz benn équipe équipe bi yéeg promu moo yéeg daan ko benn bal ci dara. bi dem ba ci ngoon Barça dem Xetafe daan ko benn bal ci dara gis nga. defet yi nag mu ngi kii moo ci profito Atlético de Madrid daan fekki Celta Vigo daan ko ñaari bal ci benn xam nga ku dugal benn but bi. Luis Suarez. waaw waa Barça xam nañ ko. mi waa Barça jaay quoi. voilà moom daal mu ngi di dugal rek. Real Sociedad daan Betis Séville 3-0. jërëjëf kon loolu mu ngi soxal Espagne bu dee nag Italie. Italie tey maanaam dafa am équipe boo xam ne moom tam def na fa loo xam ne ñëpp ñu ngi ciy bàyyi xel mooy Milan AC ñeenti match ñeenti victoire match bi mu ngi doon joué ak ci derby milanais bi. mu daan Inter ñaari bal ci benn Ibrahimovic dugal ñaari bit yu am solo tax na ba ki nga xam ne mooy Milan AC nekk ci bopp raw gàddu gi gannaaw bi mu defal waaye rek ñoom Kalidou Koulibaly ñu xool résultat yi ñoom Kalidou Koulibaly ñoo daan Atalanta de Bergame ñeenti bal ci benn bitu Naples yëpp premier mi-temps lañ ko dugal kii nag nga xam ne moom mooy Juve dañ ko tenir en échec kii di équipe boobu ñuy wax Crotone baal ma Crotone moom dafa match nul ak moom 1-1 dégg nga kon nag mu ngi noonu waaye nag AS Rome daan Benevento juróomi bal ci ñaar kii nga xam ne mooy Sampdoria de Gênes ak João Baldé dóor Lazio de Rome ñetti bal ci dara. France nag Marseille mu ngi wane boppam ci match choc boobu moom ak ki nga xam ne mooy Bordeaux. daan ko ñetti bal ci benn ci jongante boobu Saint-Étienne ñàkk na ci terrain ma waaw Saint-Étienne dafa ñàkk dañ ko dóor ñetti bal ci benn nii sa ko dóor dégg nga Lille daan Lens 4-0 kon nag gis nga Lyon nag yeewu na dóor na de gagné na waaw. kon ñu jeexale ko waa ca championnat bu Allemagne Allemagne nag favori yëpp ñoom dañoo gagné favori ñoom ñëpp dañoo gagné Leipzig daan xool résultat yi léegi nga gis ko mu fës ci kii bi gis nga Leipzig dafa dem fekk Augsbourg daan ko ñaari bal ci dara Borussia dem fekk Hoffenheim daan ko benn bal ci dara Bayern dem fekki Bielefeld daan ko ñeenti bal ci benn Schalke 04 bu Salif Sané ak Union Berlin ndam ne ku nekk dugal na benn bal. voilà mu ngi noonu nag léegi rek lii day annoncé Ligue des Champions dès suba mu commencé. Barça day joué suba. ak équipe bu Hongrie bi. donc nag jeudi mu am mardi mercredi Ligue des Champions jeudi Ligue Europa. mu noonu. waaw. jërëjëf Cheikh mat na sëkk mat na sëkk. jërëjëf kon Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofu ci la ñuy tàbbise yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi li ci jiitu moo di li ci yéenekaay yi Abdoulaye Bopp lañ si àndal. Sur la scène politique, Khalifa Sall. Khalifa Sall maire de Dakar ba woon fas yéene dellusiwaat ak doole ci géegu politique bi bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien yéene cabinet muy Barthélemy Diaz ak Soham Wardini fas yéene ñoo jëmmalaat Khalifa Sall ci Ndakaaru moom jiital coalition taxawu Ndakaaru ay kàddoom ci Walf Quotidien Barthélemy Diaz ne ci jamono ji xàllal nañu yoon Khalifa Sall ngir fa mu tegoon tànkam ci Ndakaaru dooleem gën caa yokku Soham Wardini maire de Dakar ne Khalifa Sall du wér ci Ndakaaru daañu def seen kéemtalaay kàttan ngir élection locale yi ñu jëm dooleem yokkuwaat ci Ndakaaru mu mun a teg loxo Ndakaaru Walf Quotidien yile kàddu
ñibbee démb ci inauguration complexe sportif bu Patrick Semedo ca Baobab waaye ana lu tukkee ci ndaje mi doxoon ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak ay député majorité bi moom la yéene kaabi di Tribune xëyee tey ay kàddoom ci biir yéene kaabi njiitu réew mi Macky Sall ne remaniement maanaam yeesalaat gouvernement bi doonu lu ko gënal ndax saay bu remaniement amee da cee amaale ay noon ay xaritam yu bari la ci ñàkk Tribune ne waaye réeroo amul ñàkk waxtaan a am waxtaan nañu ba jàppante loxo jàmm ne ñooy ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Moustapha Cissé Lo njiitu réew mi Macky Sall déggal ko ci biir yéene kaabi di Le Quotidien xam le ne Moustapha Cissé Lo day wéy di doon xaritam wéy di doon nitam ndax démb la woon laata dara di xew laas ne am na lu xew ci googulem ndaje diggante njiitu réew mi Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar député ya ca ne laas ne ci googule ndaje fa la député maire bu Vélingara bëggoon a amale yëngu-yëngal moom Wuri Mballo Diallo ma ñu jëlee ca commission de comptabilité et de contrôle te yëgutoon li xew ba ci ndaje bi njiitu réew mi Macky Sall doon seq ak député yi Wuri Mballo Diallo ne dañ ko yéex a yëgal tax mu bëggoon a fipp waaye am ñu ko jot a defal ne déet ëpp naa def laas ne ñaxtoom googule dañ ko mujjee nëppal yéen kaabi di Direct News ne filek ay fan jombul ñeneen mun nañoo ñaxtu gannaaw bu ñu gisee ne ndaje mi njiitu réew mi Macky Sall seqoon ak député coalition Benno Bokk Yaakaar dañ leen ca beddi kenn wooluwu leen ca Direct News ne ay kàngam ci APR kenn gisu leen ca ku mel ni Aminata Touré Mahmoud Saleh ba ci Mbandiaye Benoît Sambou ak Ndeye Sali Diop ñoom ñépp kenn jotu ca feggoog njiitu réew mi Macky Sall Abdou Mbow ma fa ne woon ay kàddoom ci Vox Populi moom mi doon premier vice-président bu Assemblée nationale Abdou Mbow ci biir yéene kaabi xam le ne njiitu réew mi Macky Sall lenn dong moo ko soxal bokk na ci suqali Sénégal yóbbu ko ca kanam lu aju ci coowal troisième mandat Abdou Mbow ne ña koy wax ñoom la soxal leneen ci ay kàddoom ci Vox Populi Abdou Mbow yekk lu mel ne xeme Ousmane Sonko daal di xamal askan wi ne bu ñu juum mukk ba fal Ousmane Sonko njiitu réew ndax ko xamante ne ay kàddoom dafa waroog jëfam kenn du ko dénk réew Abdou Mbow ne Ousmane Sonko mile du ñu nangu mukk mu indi xaajaloo ci réew mi 24 heures ne njiital Pastef moom Ousmane Sonko dal na ci nguur gi gannaaw coowal terme sud ak lu ëpp juróom benn fukki njaboot yañ fa génne yàggut Ousmane Sonko ne te moo ne de ñooñee fa ñu dëkkoon lu toll ci ñetti hectare la ana yeneen ñeenti hectares ya des ñoom njiital Pastef gis ne dossier terme sud mile nguur gi def cee amal luubal ak jalgati keneen ko àddu ci mbirum suuf ci biir yéene kaabi di 24 heures di Omar Sow di conseiller njiitu réew mi Macky Sall doon responsable APR ca diwaanu Pikine Omar Sow ne Ousmane Sonko mile wax ko dese te moom njiital Pastef mooy dooleel saay su ne ñiy caxat-caxatee suuf si Omar Sow di laajte ana lu tax Ousmane Sonko doon taxawu Tahibou Ndiaye ba di ko jëlal avocat Omar Sow ne ana lu tax Ousmane Sonko mile jógutoon a ñaxtu ci doxalinu Tahibou Ndiaye comme ni mu ko defee ci mbirum terme sud ganuk yéene kaabi di Les Échos di Serigne Mbaye Thiam di kenn ci kàngamu parti socialiste àdduna ci ëllëgu PS ba ci ndombol tànk mi Aminata Mbengue Ndiaye yor ci biir parti socialiste gannaaw bu mu wutoogum Ousmane Tanor Dieng Serigne Mbaye Thiam ne wutu dee am app muntawey leneen ci ay kàddoom ci Les Échos moom Serigne Mbaye Thiam ne saay bu ay jegeñaale maanaam saay bu ay naataangoom ci parti socialiste gisee ne war naa mun a jiite parti gi ni mel ne dina ci béy waaram seen digganteeg APR wax na ci moom Serigne Mbaye Thiam parti socialiste du mos a sey ci APR dafa sax munta nekk ay kàddoom ci Source A moom Serigne Mbaye Thiam ne dina doon candidat ka war a jiite ëllëg parti socialiste yéen a kaabi di Source A ne njiital Dakar Dem Dikk di Omar Bun Khatab Silla wutali na Dubaay ngir xool yan anam la ñuy saafara Dakar Dem Dikk ndax lu ëpp téeméeri woto gaare nañu ci jamono ji dematuñu dikkatuñu ndax ñàkkum pièce Source A ne moom la Omar Bun Khatab Silla xooli ca Dubaay l'évidence ne gannaaw xibaar yi fi jib fan yi te wone ne Sénégal ñàkkum xëy gi mu ngi fi gën di tar waaye Pape Modou Fall di directeur de l'emploi nanguwu ko benn yoon mi xamle ne taux de chômage bi weesuwul 20% yéen a kaabi di réew mi quotidien xëy waxtaan ak docteur Babacar Niang directeur suma assistance mi àddu ci test coronavirus ya ñu amal ci AIBD docteur Babacar Niang ne bari naña fay wàcc indaale seen test yu awul ci yoon def leen di jaral sax ñu génne koppar ngir mun koo fay docteur Babacar Niang ne faw ñu dakkal ko bu ñu bëggee xeex coronavirus l'observateur ne bile covid-19 am lu bari lu mu gàllankoor ci koom-koomu Guinée Conakry ay sénégalais ya fa ne woon doon daan seen doole yëg nañ ko l'observateur ne Guinée Conakry moomule soobu na démb ci élection présidentielle ñaari candidat yi le fes ca lool di Alpha Condé ak Cellou Dalein Diallo kenn ku ne ci ñoom tàmbale na bàkku ne moo gagné élection yi l'observateur ne doon lu tàmbale jur tiitange ak jaaxle ci askanu Guinée Conakry li quotidien te moo ne de njuree fi tukkee gum ca urne ya wone na ne Cellou Dalein Diallo moo ak ci yooyu le wote maanaam mun naa doon ku jiite ëllëg réewum Guinée Conakry yéen kaabi di waa Grand Place ne lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak ñett bëggoon a jël gaaluloo cey dem ca bitim réew yooyu le candidat yéen kaabi ne ñoom ñooñu le jot na leen a teg loxo ca Kébémer foofe ca Lompoul yéen kaabi di Libération ne Barça wala Barsax fës na lool ci jamono ji ci réew mi ndax ci lu ma tul weer lu toll ci ñeenti téeméeri doomi aadama ak juróom jot nañ leen a teg loxo ak seen gaaluloo ca ci géej gi yéen kaabi di Stade ne moo teg loxo ca Prime League moom Sadio Mané ci ñeenti match jot na caa dugal lu toll ci ñeenti but yéen kaabi di Libération ne kawteef am ca bureau poste bu Dakar Étoile chef de bureau ba koppar gu bari la fa doon jëlee di ko jox sëriñam ngir mu ñaanal ko taxawu ko sëriñ ba xamal ko ne doo ko riccu benn yoon te bul xalaat caabi féete la ginnaaw doo ca dem mu kaso Libération ne loolee mujjuta am ndax chef de bureau bu poste Dakar Étoile mujjee nañ ko teg loxo tegaale
tegaale loxo sëriñam ñoom ñaar ñëpp ña ngay ñaanalante ca kaso ba. jaajëf Abdoulaye Bopp kon ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy yëkkate jotaay wi ci xaaj bu njëkk wi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam jotoon nañ cee jàpp Isaaxa Diagne ma fare woon ci xarale gi ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba léegi li ñuy def mooy jël kaddu gi jox ko Pierre Edouard Faye su ko defee mu dikk ak yéen ci gano kër gi tey jii nag Malick Fall ci dalal moom moo di Ndeye Téfou Sayes bon mbokk yi mucc gu sax ci ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal ñu yendoog jàmm. balance seen émission balance di dikkaat ci talaata ji ñaar fukki fan ci weeru octobre atum 2020 bu 21h jotee Pape Ndiaye fas yéene dalal imam Alioune Badara Ndaw ñu war a waxtaan ak moom ci ak dundam ginnaaw bu ñu ko bàyyee mu ñibbi këram niki fukki fan ak juróom-ñett weerum suleet atum 2018 moom imam Alioune Badara Ndaw jamono ji ci lan la nekk lan lay def loolu yëpp askan wi bëgg koo xam waaye xaar leen ko ci biir balance waaye itam yeneen ponk yu ñu war a waxtaanee mu di ay jaar-jaaram ca camp pénal bu Liberté 6 fa ñuy wax quartier terroriste naka la fa doon dundee digganteem ak Maxtaar Joxaane ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi leen doon topp ci wàllum terrorisme te ñu teg ci seen kaw ay daan yu diis lool lan mooy terrorisme lan la terrorisme di tekki lan la ci yoon wax ci réewum Sénégal lan la ci droit islamique wax loolu yëpp ñu war cee indi ay tontu waaye ñaata doomu aadama la ñuy topp wàllum terrorisme te ñu jàpp leen ci fanweeri kasoog juróom-ñaar yi nekkee ci réewum Sénégal imam Alioune Badara Ndaw fas yéenee génn àddu ci biir balance lay doon ak Pape Ndiaye le mardi 20 octobre 2020 à 21h à ne pas rater. Walfadjri. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara ñu am mbégte lool mbokk yi tey ñëw fii ci Patte d'Oie fas yéene ànd ak kenn koo xam ne kenn dootu ko présenté ci fii ci sunum réew ci Sénégal ci taxawaayam macha allah muy El Hadj Aboubacrine Sidibé mu nekk tradipraticien di fekkatu cosaan yàlla may ko ci lool mu am ci jaar-jaar itam tey moom lañu fas yéene ànd ak ci waxtaan bi laata ñu dugg ci waxtaan bi ak adresse bi yëpp incha allah dañu koy bàyyi mu nuyoo ba noppi. aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi may déggul ci wattu bi ak heure bi maa ngi nuyoo waa Sénégal yëpp nda li may def li ma doon la ak li ma fekk la parce que man yàgg na yu may seetaan ci télé bi alhamdulilah faje bi nga xam ne da nga koy doon nga gëstu donc da ngay sant yàlla bu baax parce que fan yi passé dafal naa voyage dem uti garab pour askan yi nga xam ne dañoo am tawat. fa tabarakallahu macha allah présentation bi am na solo El Hadj Aboubacrine Sidibé nekk fajkatu cosaan comme ni ñu leen ko waxee nekk fii ci Grand Yoff en face mosquée cité millionnaire nekk ci wetu usine jën bi fii ci Patte d'Oie incha allah xam naa ne numéro téléphone am nag 77 la 348 65 65 wala 70 502 02 33 El Hadji Aboubacrine Sidibé ñu fas yéene waxtaan ak moom ci ay jàngoro yu bëree bëri incha allah waaye laataa loolu rek sa El Hadji Aboubacrine dañu bëgg waxtaan ci wàllu hémorroïde hémorroïde nag bu ñu ko waxee am na hémorroïde externe moom la ñu bëgg nga wax ñu ci incha allah. parce que hémorroïde bi commencement bi ci biir lay commencé maanaam hémorroïde interne bi lay commencé dafa la jool ballonnement des ventres maanaam sa biir bi lay commencé. biir bi day seere bu baax boo den ci ginnaaw kër ngelaw bu bari bari ngay génne seere lay commencé bu yàgga mu taasaaru sa biir bi nga gis biir bi di kurr kurr maanaam muy ballonné su yàgga mu jàpp sa ndigg bi